En 2012, il y avait des dizaines de milliers de populations qui génnoon seeni kër à cause des inondations. Tey jii bi ma mettre le plan décennal de lutte contre les inondations, au bout de 4 ans, on a réglé ce problème. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw mën nañ ni pour une énième fois ndax dugulet ci mbiru inondation yu ñu nemmeeku Sénégal ba ci vendredi bi rek am na ku ci ñàkk bakkanam ci boru tunnel bu corniche bu Dakar muy sujet boo xam ne nag léegi mën nañ ni dafa dem ba doon aada ci chaîne bi rawatina ci période yi jamonoy nawet léegi chaque nawet il faut que ñu def vidéo ngir taxaw seetlu ci mbiru inondation yi loolu nag li muy tekki mooy la fi newoon daaw ak daawaati jéeg tey la wàllu gën ay amul benn effort buñ ci def ngir ne serait-ce que même bu lépp sottiwul ndax am yéene def dara lépp mel comme ni nga ko bëggee suñu borom rek moo ko mën mais même bu lépp sottiwul ñu ne kat am nañ ay résultats wu 50% au moins ñu mën a dundee yaakaar mais chaque année situation bi dafay gën a empiré wu ndax bu njëkk banlieue kese lañ daan tudd ci wàllum mbënd mais léegi même zone yi ñuy wooye les cités résidentielles mbir yi épargné wu leen lu tax nag ñu mel ni ñun duñu tàyyi mooy suñu gouvernement yi ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ci seen biir dañ naan sénégalais du topp kaa bu mu sës sàccal ay milliards mais benn période lañ koy coow bari jàllaat ci beneen thème ba tax ne mbiru inondation yi du fi jeex tànk tongaluñ leen topp leen tànqal leen pas pour ñu wut ci solution déedéet ndax ñoom noppiwuñu ngir def ko te daañu leen wan ci biir vidéo bi lan moo tax nguur gi parewul ngir régler problème inondation yi lekkukaayu xaalis lañ ko def bëgguñu sax mu jeex d'ailleurs bu weesoo 766 milliards yi ñu annoncé woon en 2012 dolliwaat nañ ci yeneen milliards ci diggante bi ba daanaka jege ne 1000 milliards daañ leen présenter chiffres yi benn par benn ngeen xam lan moo xew ci gestion inondation fii ci Sénégal maanaam ay junni millions nee nañ def nañ ko ci benn superficie bu ndaw bu matul 90 kilomètres carrés te neex a defar lool parce que li coow li di bari boo xoolee ba xool Dakar la gën a concerné mais chaque année situation bi di gën a doy waar ci yii la ñuy ñëw pour que ñi fàtte wala ñi fekkewul woon jamono yi ñu doon artu ci milliards yi ñu waxoon ni def nañ ko ci mbënn mi ñoo ñee xam banditisme ak ñeme àq gi ñu gérer le problème des inondations. duñu taay ci di ko fàttali ndax lii ñuy wax nii même bu fi Macky Sall jógee nguur gu fiy toogaat daañu ko topp ngir mu ubbi une enquête sérieuse ci dossier bii ndax mooy benn ci scandale yi gën a mag depuis ba Sénégal doone état. Macky Sall dañ ko fal en 2012 ci même année bi mu créé benn programme tuddee ko PDGI plan décennal de gestion des inondations am sax ñu koy dippee plan décennal de lutte contre les inondations plan boo xam ni du doon taf yëngal wala jëndaay moropompe di ngàcc ak yooyu comme li ñu taamu di gis mais plan la boo xam ni dans le long terme lay doon ci diiru 10 ans lañ koy jëmmal maanaam lii li muy tekki mooy ci 2022 bi ñu nekk la Ndakaaru ak quelques localités ci yeneen régions yi ci Sénégal waroon tàqalikoo ak wàllu mbënd. dossier de planification ba nekk nii ngeen di seen parce que ci thème yu ni mel dañu bëgg leen wan ay documents yu leer après képp ku ko jot bi may nga dem vérifier sa bopp lien wu document bi ñi ko def ci description vidéo bi. plan bi ñaari pàcc la woon bi ci njëkk mooy recensement et relogement maanaam dafa am ñoo xam ne fu ñu dëkk non seulement place ndox la waaye itam dëkkuwaay bi ni mu bindoo dafay tax ndox bu fa wàcc du am fu mu jaar dafay tag ci koñe kër yi. ñu ne kon léegi dañ leen di recenser benn par benn kër yooyu nga xam ni fa ñu leen samp waruñu foo nekk waaye nag état du leen bàyyi dañ leen di reloger maanaam tabax leen ay cité yu méngoog dëkkuwaay bu mu caay buñ ci noppee ñu ñëw ci deuxième phase bi
muy restructuration maanaam quartier yooyu doon taa duñ leen abandonné dañ koy revaloriser defaraat zone yi dugal canalisation yi créer fa ay bërëb yoo xam ni saa yu tawee ñooy téye ndox mi yóbbu ko directement géej lii mooy le plan décennal de gestion des inondations bi ngeen di dégg 2012 la ko nguur gi taxawaloon mu waroon jeex 2022 bii ñu nekk maanaam mayoon nañ gouvernement wu Macky Sall 10 ans ngir mu matal li mu wax ci programme bi. di fàttali aussi que diggante 2012 jàpp 2013 nguuru Sénégal def na le travail de recensement tableau baa nekk nii maanaam xool ñaata localité ci Sénégal la inondation yi sonal ñaata itam ci zone yooyu la ñu war a aménager ba noppi restructurer ko dugal fa canalisation yeeg yu ni mel ngir ndox mi am fu muy jaar ak ñaata njaboot aussi la ñu war a génnee fa ñu nekk reloger leen maanaam tabaxaleen ay cité ci yeneen bërëb parce que liggéey bii nii mooy tax nguuru Sénégal mën a lever ay fonds maanaam dem bitim réew ni leen problème baa nekk nii lii ak lii la ñu soxla ci koppar biñ ci noppee ñu dem banque mondiale lebal leen xaalis bu bare bari ay milliards banque islamique de développement jox leen 24 milliards 477 millions lu teg xaalis boobu noonu moo waroon tabax kër yi ñu waroon yóbbu ñi seen dëkkuwaay di taa agence française de développement joxe moom itam banque européenne d'investissement jox leen aussi ay koppar bor yoo xam ni ba tey ñun sénégalais ñoo ngi koy fay mu am ci aussi yeneen partenaires yu ci mel ni fonds nordique de développement maanaam dëkk yu ci mel ni Danemark Norvège Suède ñoom lebaluñ ñu dañoo may lu jege 2 milliards de francs CFA ngir dimbalu ñu de même que yeneen organisation yu ci mel ni GFDRR ak PNUD nguuru Sénégal mooy wax ne bu xaymaa budget global programme bi yëpp dafay toll ci 766 milliards diggante 2012 jàpp 2022 tey ñoo ngi ci 2022 waaye depuis 2020 ñoo ngi laaj Macky Sall ana cité yi mu waxoon ni da koy tabax pour dugal fa ñi nga xam ni seeni kër dafay taa milliards yi ñu lebi woon ci seen tur ngir tabaxal leen ci ay kër yu baax ba xaalis bi dugg na nguuru Sénégal encaissé ko fan la jaar ndax ren la programme bi waroon jeex ani kër yi canalisation yi ngeen waxoon ni di ngeen ko def ci banlieue bi yépp année milliards yi ngeen ci dugal fu canalisation yi jaar tax tey la ndox mi gën a bari ci quartier yi donc lii mooy bilan 766 milliards yi ñu waxoon ni dafay régler définitivement mbiru inondation ci diiru 10 ans fukki at 2022 bi ñu nekk la fukki at yi mat mais non seulement mbir yi réglé wul ndax lekk nañ xaalis bi waaye situation bi dafa gën a jéggi dayoo ba laalaale dëkk yi nga xam ne musul taa ci Dakar ndax Macky Sall moom ngir nëbbay scandalam dafay créer ay projet ngistal faire du tape à l'œil loo xam ni boo ko gisee ne waa ji kat mi ngi liggéey alors que boo gëstoo xam ni c'est de l'arnaque xam nga banlieue baa ngi jooy inondation mais réglé wuñu ko ndax luubal nañ budget bi mais pare nag dem songu projet bu ci mel ni BRT jamono gi ñuy wax ak yéen problème inondation yi ngay dégg ci Guédiawaye Parcelles jàpp ville travaux BRT yooyu noonu ñoo ko waral te même bu paree kër yi wër BRT yi ñu ci bari dañuy am problème ndax ñoom dañuy faral di tabax muy jóg ca kaw tiim lépp lu ko wër te duñu sóoraale population yi dund ci wetu réalisation yooyu noonu moo dal ñi dëkk ci côté arène nationale chaque année dañuy solo lool moo dal aussi yenn kër yi wër fi terre bi jaar ndox yépp dafay déverser wu seeni dëkkuwaay même jafe-jafe yi moo nar a amaat ci yenn travaux yi nguur gi songu te noppeegul parce que ñoom bu ñuy liggéey duñu def li ñu naan étude d'impact environnemental bu jaar yoon maanaam lii kat ñu bëgg a taxawal ban safaan la mën a jural dëkkuwaay beeg nekkin bi. inondation bi amoon daaw métti na torop sakantuma ni ñu gas pax yi fii nii bu ko defee ndox mi du mën a jàll ego yi yenn yi dajji nañ ko yooyu yëpp ñu ngi fermé wu loolu yëpp dansé la te ndox moom du bàyyi yoonam. 90 la suñu góor gi dëkk lii
mosut a am ci koñ bi ñu ko indi nag bu amee dañ naan lan la qu'est-ce lan moo ko waral mooy BRT bi nga xam ne moo aw fii ñuy liggéey too ñu ñëw ba fii fàtt si too central bi nekk fi nga xam ne moo doon jàlle la ndox baa bi bagage am yëpp yàqu na sambara poussé yàqu na lan yàqu na lépp yàqu na te responsable bi état la da ngay imaginer loo xam ne même bu taw bu gas amutoon BRT amutoon dañ naan am problème ndox kon donc bu BRT bi ñëwee loolu day jàppale yow sa xel rek war ngaa mën a xam ne day yokk. wax nañ leen ci njëlbeenu vidéo bi que ni 766 milliards yi ngeen di dégg ci inondation yi mooy chiffre bu officiel mais nawetu 2020 bi leen yàlla weeree wane ni 766 milliards yi ñu waxoon demul fa mu waroon dem année 2020 boobu noonu Macky Sall dafa annoncé woon yeneen 10 milliards pour plan Orsec ngir xeex inondation 10 milliards yu bokkul ak 766 milliards yi ñu wax ni dépensé nañ ko waaye dañuy taxaw tuuti ci plan Orsec boobu lee plan Orsec buñ ko définiree mooy organisation des secours en cas de catastrophe maanaam bàyyi ba musiba ne këtt na jonn ngay dóoru wut ay moto pompe di ngàcci lii nga jënd cay dund pour wane ni yaa ngi liggéey yaa ngi taxaw askan wi plan bii nag muy Orsec ñu mën ko dippee médecin après la mort wala bàyyi ba jaan romb nga topp di dóor lii la nguuru Sénégal fas yéenewul teggi tànkam ndax lekkukaayi xaalis bu rëy a rëy la mën nga ci luubal ay milliards te du am trace parce que marché yi yu ci bari du am appel d'offre ndax ci situation d'urgence la ñuy toll seen benn xarit lañuy jël ne moo leen jox moto pompe bu ñu jëndee 100 déclaré ni 500 moto pompe la ñu jënd jox ay quartier teg ci quelques litres carburant foofu tamit la ñuy jënd ci carburant ak la ñuy déclaré du doon benn woo presse bi yépp ne déclenché nañ plan Orsec def nañ ci nangami milliards te lañ fa def du mat 50 millions nee naa leen 2020 10 milliards lañu waxoon ni def nañ ko ci plan d'urgence bi nawetu 2021 daaw ñu génnewaat 27 milliards ba tey pour plan Orsec 2 mois avant ñu annoncé 27 milliards yooyu noonu en juin 2021 daaw ca Washington aux États-Unis Banque mondiale jox na état bu Sénégal financement wu 155 millions de dollars jàppaleen bu baax chiffre bi lu ëpp 99 milliards de francs CFA Banque mondiale jox na ko nguuru Sénégal en juin 2021 ca Washington ngir ñu taxawu dëkk yi inondation yi sonal pour région bu Dakar dong yeneen dëkk yi bokkul. information bi nii ñun ñi ngi ko jëlee ci site Banque mondiale lien banque ci description vidéo bi pour ñi mu intéressé parce que nee naa leen ci genre vidéo yi di wax wàllum koppar da leen di jox ay chiffres yu officiels yoo xam ni xippi gis la ak làmb daj. donc bu ñu boolee 766 milliards diggante 2012 jàpp 2022 bi ñu wax ni def nañ ko ci plan décennal bi ak 10 milliards plan Orsec bu 2020 ak 27 milliards yu jógee ci keesu réew mi en 2021 boole ci 99 milliards banque mondiale yu nawetu daaw dafay nekk 902 milliards. kon bis ni ki tey nañu bàyyi naan def nañ 766 milliards ci inondation yi mbir yi 902 milliards de francs CFA la tojul dërëm la benn groupe pàccoo lekk ko seen biir te parewuñ noppeeguñu. bërki démb lañ génne waat communiqué ne dañu lancé waat plan Orsec maanaam dugalaat yeneen milliards ngir xeex inondation yu 2022 nii nag lañ ko nar a jàpp ba keroog ñu fi jógee créer des problèmes pour faire semblant di naxasaale naan dañuy trouver solution fekk nañu duufale seeni poche la ñuy wër. bu tawee ba mbedd yëpp taa dañuy kontaan dañuy jubilé ndax beneen buntu lekkaay xaalis bu ko war na lii il faut que sénégalais yi xam ko ñii duñu ay nit tant que mucc wuñu ba ñu set wecc wala ñun ñu am fu lay jëflante ak ñoom duñu bàyyi suñu coono mooy woy di nekk seen noflaay. ko tax solo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.